waxtu ci seen télévision ITV mbokki bisimilah ci xibaaru dibeer gi la ca gën a fës bokk na ci njàng mekk njàngale mi déggoo mujjuta am ci diggante nguurub Sénégal ak waa G7 gannaaw nag ay waxtu yu bëri yu ñu toog doon waxtaan ngir xool naka la ñuy saafarewee jafe-jafe yi waa G7 nag ne li ñu bëgg mooy nguur gi jëfee li nga xamante ne moom la diggee woon. Amadou Ly directeur général bu Akilee nekkoon ganub Mamadou Ibra Kane ci jury di dimanche ponk yañ ca waxtaanee bëri na liggéeyub Senelec waaye ba ca gën a fës di privatisation kër googee nga xamante ne mooy séddale courant mu ne loolee nag nekkul lu am solo li am solo mooy Senelec wane seenub xarañteef te it tontu ci soxlay askan wi. ITV dalloo ñaari film yu bees ba ca njëkk di dérapage beneen bi di jigéen ñaari film yooyu nag lañu cay waxtaanee bokk na ci jaar-jaanu jigéen taxawaayam waaye it jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy am ba ca gën a fës nag bokk na ci jigéen yi nga xamante ne dañoo am ndombal tànk yu dëgër mooy am borom kër boo xamante ne dina leen comprendre. mbokk yi ponk yi loolu la bu ngeen taxiloo ñu daal di koy faram-fàccee. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu daañu ubbee xibaar yi fële ca Médina ci ñeent fukkeelu édition ziara annuelle bu Omarien ba suñu ndaw Cheikh Assane Fall mi ngi fa Cheikh Assane maa ngi lay nuyu bu baax lan moo gën a fës tey jëlee ci bëccëg bi nga xamante ne mooy ñeenteelu bés bi. Soda Diakhoumpa maa ngi lay fay bu baax di nuyu tamit képp koo xam ne téléspectateur nga nekk di suivre fi mu toll nii lii ci ITV tey jëlee nag ñoo ngi fii ni nga ko waxee ci ñeenteelu bés bu ziara omarienne ñëpp bi nekk ñeent fukkeelu yoon bi ñu koy amal tey jëlee nag nekk bés boo xam ne moom la ñu war a defal lii di cérémonie officielle bi ci suba si nag soo ko xoolee fii ci biir bërëb bi la ci zawiya Cheikh Omar Foutiyou Tall di nga gis ne nit ñi tàmbali nañoo ñëw ndànk-ndànk ngir fa a feesal bërëb bi la xam ne aménagé waat nañ ko takk der yi fii service d'hygiène ñoo ngi fi sapeur pompier yi ñëpp daal lépp loo xam ne matuwaay la jël nañ ko ngir xalif bi ak yeneen autorités yoo xam ne war nañoo ñëw jóge ci Sénégal ak ci bitim réew suñu ñëwee ñu mën a toog bu baax di waxtaan ak taalibe yi ci waxtaan gu ñu war a waxtaan ak taalibe yi nag tey jëlee nii day gën a la cay gën a fës mooy thème bi maanaam crise des valeurs ba tey xam ne keroog bañ ci doon wax dafa am lenn loo xam ne gën nañ ko ci génnee muy njàng mi nan la ñuy def ba doolelaat liiti daara yi ci biir réew mi la ngir waxtaanee loolu nag tey dama ànd ak kiiti oustaz Mouhamad Lamine Ndiaye mu nekk imam fële ca Grand Dakar oustaz maa ngi lay ziar. ok maa ngi lay fay na ngeen def. oustaz tey jëlee ne ñu bëgg waxtaanee lii ci daara doole gi ñu ko war a mën a joxaat ci réew mi la ngir mën a xool nu ñuy defaraatee jikko yi ndax ñu bëri jàpp nañu si thème bi la tey moom la ñu war a gën a fësal nu ñuy def ba daara yi amaat doole ngir jikko yi defarwaat. waa ITV waaw li nga ma laaj fii sawar naa ci wax parce que man nitu daara la lii lu ko indi daara la adab démb rek maa ngi wax ma ne ay taalibi rek ngay gis ñuy def réunion wala ñu bokk dara ñu séddale ko comme nu mu waree kenn ku nekk nga jox sa bopp cër kenn ku nekk nga jox sa moroom cër fekk benn coow du ci am loolu ci daara rek lañ ko mun a amee parce que éducation bii la parce que éducation daara nu mu commencé depuis yaa ngi nekk xale ñu ngi lay yelwaanlu di la tàggat di la defar ndax nga mun a muñ nga mun a ànd ak nit ñi nga mun a nite nga bàyyi sa ndey nga bàyyi sa baay ñun ñëpp man mii de ngay wax ak yow à l'âge de 11 ans laa génn sama kër papa ñu sandi ma ci àll bi ba ma am ay fanweeri at ma doogam ñëwaat fanweeri ak ñaar ma doogam am kër waaye fu nekk mun naa fa nekk fu ne mun naa toog ak ay tubaab ma ànd ak ñoom mun naa toog ak ay diplomate ma ànd ak ñoom mun naa toog ak ay ministre ma ànd ak ñoom jotaay bu ne mun naa ci toog ma may ko akam parce que formation daara la formation daara bu ñu bëggee nit ñi defaru nañu dellu ci daara yi loolu laa doon wax keroog benn maître buy jàngale fee école Grand Dakar ma ne da ngeen di jàngal xale yi éducation nit nu muy nitee nu muy yaroo jël dara ñàkk a yaru ak ñàkk a teggin mu ngi commencé ci yàbbi ci mbedd nga góox tuflit nga yàbbe ko si foo xam ne fii nit ñi bu ñu fa jaaree rek dañ koy dégg loolu du teggin nañ ko war a jàngal nit ñi daara daf koy jàngal nit ñi
sariatul islam da koy jàngal ni dafay naa ne bul yebbi foo xam ne fii nit ñi dañ fay jaar bul tuur ndox loo soxla loo saf tuur ndox bul tuur ndox foo xam ne fii nit ñi dañ fay jaar sariatul islam da koy jàngale parce que bu ñu fa jaaree gis ko dañ lay rëbb dañ lay wax bu fekkee populaire dañ lay wax Allah bonni mooy texe ñeel na kii nga xam ne amul fu muy tuure ndox wala fu muy demee Allah xanaa ci yoon bi loolu nag daara daf koy tàggat ci nit yar nit ki ba nga yaru ci loolu bu ñu ko defee ci école chaque jour nekk na loo xam ne lii dama koy wax chaque jour damay ne tey jikko ñi nu ñu yàqoo lu rëcc li ñoo xam ne ñi dem nañu ba mag ñooñu rëcc nañu waaye nañu commencé si ñun ñii da jàngale borom daara yi ak ñi si école yi nag gouvernement bi def loolu nit ñi tàggatu xale yi tàggatu ci loolu doo jël alalu kenn doo saaga kenn doo métital kenn doo wax kenn naka sudul noonu doo def naka sudul noonu loolu buñ ko jàngalee nit ñi rek man damay jàngal samay doom te ma samay doom ñu ngi fi ànd ak man chaque jour bu ñu jëlee dara sànni ko si dama ne foral ñu ñëw ba si poubelle ma ne ko sànni ko si poubelle bi bul xool nit ki xoolinu boo xam ne bi bu baaxul ak yu mel noonu loolu daara njëriñul rek yaa bismillahi rahmaani rahim wala ba si mi ma rek wala di xam-xam rek fekk xam-xam boobu amul yar xam-xam bu amul teggin am bu amul teggin loolu njëriñul dara yar mooy nit bu ñu yaroo incha allahu kaso yi duñu fees waaye bu fekkee en tant que ñu ngi continuer ci nu ñu mel kaso yi moom day fees rek kenn mujj dara même gouvernement bi bu tabaxee téeméeri kaso day fees rek parce que nit ñi ñoo yàqu. incha allah dégg comme ni ngeen ko déggee Soda Diakhou Ba noonu la tamit su fekkee ne jaar nañu tegaat yoon liiti daara yi xool nuñu leen di gën a tegaatee ci mbir gën leen jox moyens yu ci war ak ñoom seen nu ñuy gis ci école tubaab yi maanaam ñu leen di jàngal civisme ak ñoom seen mën nañ ko jàngal ci biir daara yi ba nit ñi ñu am ay citoyen modèle yoo xam ne moom la ñëppati wër te moom la réew mi soxla ngir mën a jégg ci émergence yoo xam ne moom la ñuy wax jërëjëf Soda. jaajëfal bu baax Cheikh Hassana Fall mu ñu teewal ca ñeent fukkeelu édition bu ziara omarienne ñu desandi ba tey ci boobu lépp ziara ndax ku dajale ay gan foofu rek nga benn leen ca benn gan nag soxna yi soobu nañu ci bu baax bàyyiwuñu dara lu ko dooree gileem nag xar ba ci ginaar lépp nga fa ñoom soxna yi nag ne mbir mi dañ ko toppatoo ca na mu set ak na mu sellee Cheikh Sall ba Cheikh Fall. diggante jumaa ji stade Iba Mar Diop ba si kër xalif bi Thierno Madani fu nekk ngay gis ay mbana ñu samp ko fa ngir yaatal bernde yi ba képp ko yegg si ñeent fukkeelu ziara bi nga xam ne moom lañu jagleel Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Daha Tall fii si diwaanu Ndakaaru bernde yi yegg si foo mën a nekk. ñu ngi togg fii ñu ngi togg stade ñu ngi togg rawda suñu toggee ba pare am na ay taalibe yoo xam ne ñoom ñoo koy jël fii di ko yóbbu di serve di ko yóbbul ñi koy lekk ay oto ñoo koy jël si ànd ak taalibe yi dem serve. ay góor ay jigéen mag ak i ndaw ñépp takku ngir mën a jox askan wi nga xam ne ñoo ñëw si ziar bi bernde yu mucc ayib ñoom bàyyiwuñu dara ginnaaw. ñu ngi togg yu bari di yekk fii nii ci waañ bi ñu ngi togg fi juróom fukki mbana ceebu yàpp ak ceebu jën bu ngoonee dañuy togg soos di togg cere ak siim di togg ay ginaar ak lépp la ñuy togg. chaque année ñu koy teewee xam nga di jàppale suñu yaay yi ak suñu rakk yi suñu mag yi fii si waañ bi xam nga di sakku si sëriñ yi ngir wut barke di yooyu parce que lii boo koy def yàlla rek moo la mun a fay quoi. jigéen ñi it am si taxawaay bu yaatu ñoom ay regroupement la ñu taxawee ngir mën a jox bernde yu mucc ayib mbooleem ñi nga xam ne yegg si nañu fii si ziara bi. dañu leen def groupement bi ñeenti groupe la groupe bu ci nekk fukki jigéen la ak ñi leen di dimbali groupe bu nekk fukki jigéen la fukki jigéen ñu seetle leen mbana yi bu ñuy toggee reer ñuy togg añ ñuy yore cere bi à part waaw bokkul nag ay yeneen mbokk yi dañuy togg. ay mbana yu bari waaye ñoom ñii bëgg nañu lépp sàmmonte ak cellte ak set gu mat sëkk waaye tamit indi si innovation wàññi matt mi di togge gaz. waaw ñu ngi ciy def hygiène te état bi dugal na ci loxoom
ndax dañ fi yónni ministère de la santé service d'hygiène day ñëw visite kër yi toilette yeeg waañ yeeg yëpp contrôlé ren dafa am lu état bi def dañu toog ñu yónnee ñu ne dañu bëgg ñu wàññi toggu matt ndax toggu matt bi ay camion ñoo indi te camion yi ci àll bi lañ koy jëlee àll yu bari léegi Fuuta moom desatul bat àll bi yëpp jeex na ñu ne léegi dañu bëgg commencer ñu essayer toggu gaz boo leen génne di ngeen ko gis. niki niñ koy seetloo ci xew-xewu diine bu nekk ñeent fukkeelu ziyaara Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Daha Tall am na pàcc bu yaatu boo xam ne jégle nañ ko bernde ba tax ñu bari sax bu ñu yegsee fii saadit la ñuy àndee moom la ñuy ñibbee. waaw bañ saadit. Cheikh Sall fàttali na nag tey ci ngoon la cérémonie officielle bu ziara bi di dal di am juñu nañ ko nag ci ndorteelu xibaar yi ñàng mekk ñàngale mi boobu mooy dana tàggatee benn waxtaan nga xamante ne waa G7 soobu woon ceek nguur gi mujj la antu ñoom nag li ñu bëgg mooy la nguur gi diggee woon di ay engagement am daal di koy jëfee waaye ca waxtaan nga nag ne nañ dara demul fa ñu taxawoon ba tey foofee la mbir mi daal di yam ñu déglu ci Abdoulaye Ndoye moom bokk na ci kuréelu G7 àdduna ci micro Abdoulaye Diallo. lu bees amu ci fu nu nekkoon la ñu nekk ba tey lu tax ñu ne lu bees amul moo di boo jëlee tey lu ñuy wax système de rémunération muy yamale te 2004 ba léegi ñëpp nangu ne yamale amul ci payooru ak ndampaayu Sénégal ñu def jàngat goo xam ne wax na loolu. ne kon nag nañ ko saafara lu bees amu ci ñaareel bi mooy administrateur scolaire maanaam njiitu école yi waxtaan nañ ci ba tënk ndax dañ ñëwoon dañ koy professionnaliser ñu former leen ci gestion du budget des ressources humaines et du management loolu tamit waxuñu ci dara fu nu newoon nañu ne ba tey boo jëlee mbirim mise en solde dañu ne woon ren 2019 at bu passé danañu mettre en solde maanaam fukki junni jàngalekat danañ leen jox seen matricule mais xaaj bi sax jotu amuñu. ñu desandi ba tey ci boobu lépp ndaje moom nag Cheikh Kanté mi nga xamante ne moo jiite woon waxtaan wi giseewul ni mel gis na ne nag am na ay jéego yoo xamante ne nguur gi def na ko nem sax am na ci yenn ponk yoo xamante ne amaguñu ci saafara ñu daal di koy déglu moom Cheikh Kanté. bi ñu xayma protocole bi xool lañ ni nag quand même gouvernement bi xëy na respecté wul yëpp mais lu ëpp ci li ñu waroon def nañ ko soo xoolee lenteur administrative yi ñu doon wax au niveau de la fonction publique. Madame Mariama Sarr def na un point gis nañ jéego yu am yu rafet yi ci nekk soo xoolee indemnité de logement yi nga xam ne yi promesse la woon bu président waxoon ne dana yokk 40 000 francs ci indemnité logement enseignants yi lépp def nañ ko désormais indemnité yooyu dina dikkee nguur gi 117 milliards 600 millions prêt DMC habitat point par point la ñu jël xayma ko li ci des nag am na point yoo xam ne yi ay points yu sensible la mooy point rémunération bi fonction publique yëpp la touché yemul ci enseignants yi rek loolu président joxe na ay instructions pour ñu mën a lancer réflexion bi pour trouver une solution le plus rapidement possible. ngok ñu wax ci leneen ganub Mamadou Ibra Kane ci jeudi di dimanche nekkoon na Amadou Ly moom nag mooy directeur général Akilee ku ne xam ne ne kër gi di Senelec di séddale courant gi am na lëkkandoo ko waa Akilee mu ne loolee dina dimbali bu baax ci ñi di woy jëfandikoo yi ngir ñu am njort gu rafet ne seen facture dina wàññeeku waaye it beneen bi ñu ci addu mooy privatisation kër gi di Senelec mu gis ne loolee amul solo li am solo rek mooy Senelec wàññi xarañteefam waaye it def liggéey bi nga xamante ne ci la ko askan wi di xaare ñu déglu ko Amadou Ly directeur général bu Akilee ci laaj ak tontom bi nga xamante ne séq na kook Mamadou Ibra Kane. Il faut privatiser Senelec ou garder le modèle actuel? Je ne saurais dire s'il faut privatiser parce qu'il n'y a pas en vérité de. mënuma wax ndax dañu war a privatiser Senelec am déet bu kenn yaakaar ni Senelec su nekkee privé rek lay gën a mucc ayib lu am solo mooy performance bu société bi te loolu sax si nañu war a gën a jublu
de production, de transport, distribution et commercialisation, c'est peut-être quelque chose qui permet... naam sax am na ay pàcc yi nga xamante ni ñu ngi ci muy production transport distribution ak commercialisation kenn du weddi ni pàcc yooyu le am na solo waaye gëmuma ni suñu privatiser Senelec dafay gën a performant. ou de dogme qui consisterait à dire que si on privatise, Senelec va être plus performant. gannaaw courant bi ñu wax ci wàllum pétrole bi ak gaz bi nga xamante ni ñu koy xaarandi ci réew mi loolu sooke woon nag këllal bi nga xamante ni ñu seen xam-xam màcc ci mbir mi ñu ngi ko doon waxtaanee ak jëwriñ gi ñu dénk wàllu woowee fexe ba nag pétrole bi gaz bi bu feeñee ñu xool naka lañ koy yoree ci réew mi Abdourahmane Ly. ci atum 2014 lañu commencé seetlu pétrole ak gaz ci Sénégal bu mujj bi maanaam gaz bi lu tolloog 910 milliards de mètres cubes lañu ci xaar gannaaw ñaar fukki at ak juróom yu ñu ko fas yéene exploité loolee nar a def Sénégal mu nekk juróomeeli dëkk producteur de gaz ci Afrique ak ñaar fukkeel ak juróom ñaari dëkk bi nga xamante ne ci àdduna bi lay doon enjeu yi rëy na loolu ba tax na képp ki nga xamante ni am nga xam-xam jëm ci mbir mi war nga ci mën a dugal sa loxo ka nga nekk Sénégal wala ci bitim réew te doon doomi réew mi. loolee di gëm-gëmu jëwriñ gu ñu dénk wàllum pétrole ak lépp lu ko wër mu di mbir bu waral bile daje gannaaw ñu ngi yegsi ci exploitation pétrole ak gaz. ñu yaakaar ni nag fu Sénégal toll tey ci wàllu pétrole ak gaz muy métier bu bees ci réew bi wala donte métier bi beesu fi sax mais pétrole ak gaz moom lu bees ci réew bi la parce que buñ ko fi gisee yàggul mi ngi tolloog ñeenti at jëm juróomi at rek gën ngaa ëpp juróom-benn at ndax 2014 la découverte yu njëkk yi am. donc ñu yaakaar ni fu doomu Sénégal war a mën a nekk rek war na mën am njëriñal réew bi ñu invité leen ñu ñëw fekk si nu pour fekk fi seen ay naataangoo nu bokk waxtaanee lan nu mën a dimbalee ci xam-xam lan nu mën a dimbalee ci jumtukaay pour nu bokk organiser wu pour pétrole boobu ak gaz boobu yàlla feeñal ci réew bi mu doon njëriñu Sénégal doon njëriñu askan bi yëpp. mu di mbir buy woy di dox ci xeex jëm ci borom xam-xam dëkk bi di wutali bitim réew ngir bile borom xam-xam nag jàpp na ni xeetu mbir yi le dañ ko war a wéyandil. contribution boobu mu doon lu jege wala lu sori l'essentiel moo ñu bokk ci donc accompagner par rapport ak suñu xam-xam bu ñu am bu ñu jàng bitim réew ñu mun ko partager ak état sénégalais bi donc loolu déjà je pense que avantage la pour ñun ñi ndaw. nga xamante ne fi leen jàngee état bi moo ñu on va dire moo ñu fayal suñu jàng ba ñu toll fu ñu toll donc là il est temps que ñu delloo njukkal état bi par rapport ak lu ñu jot a jàng ci bitim réew ci suñu expertise. daje bi leen doon porox ndoolu ngir jëwriñ gu ñu dénk wàllu pétrole ngir xamle coppar ñi bu ñu am ci code gazier bi nga xamante ni waxtaanee nañu ko commission mu di code bu ànd ak benn loi ci contenu local ngir ñuy mën di jëriñoo ci exploitation pétrole ak gaz bi. ndax ñu ngi waaj génne beneen décret bi nga xam ne mooy gën a yaatal mbir moomu ci wàllu tasaare ko ci wàllu organiser ko pour mu doon njëriñu Sénégal ci wàllu liggéey ci wàllu entreprise sénégalaise yu fi nekk yi mais surtout ci wàllu doomu Sénégal yi nga xam ne yëpp seen yaakaar ñu ngi ko teg ci secteur boobu te nu war leen ci jàppale pour nu gis ci seen bopp. donc loolu mooy ñuy wax contenu local loi boobu jël nañu mais am na beneen loi bu nu war a yóbbu assemblée nationale. dem na fa démb sax ndax jàllal na commission mooy lépp luy nekk ci wàllu gaz bi su génnee nan nun koy transporter nan nun koy jaayee loolu yëpp muy wax code gazier loolu démb dem na commission war na jàll plénière altine bi ginnaaw suba. mbir bi gën di xëcc investisseurs yi wante itam di sàmm intérêt wu askan wi lu koy firndeel bokk na ci déggoo bi am diggante Sénégal ak waa Woodside ngir exploiter pétrole bi ca Sangomar mu di déggoo boo xamante ni ay fan dong la def. ñeenti at gannaaw ba mu nekkee ci bopp parlement bu CEDEAO nag moom ma ngay waaj a tàggoo Moustapha Cissé Lo ngeen baal ma xayma gi nag ci ñi nga xamante ne ñooy parlementaire ya nekkee ca Banjul mooy xayma gu rafet gis nañu nag def na fa liggéey bu mucc ayib moom Moustapha Cissé Lo nag ngay àddu jëmale ci juróomeelu législature ba waaye nag li nga xamante ne moo leen di xaar Gourondak Lo ay ñoñam sargal ko Moustapha Cissé Lo jeexal ginnaaw ñeenti at yi mu def ci bopp ñeenteelu législature bu parlement bu CEDEAO initiateur u intégration communautaire inclusive ne liggéey bi dafay wéyandi donte am na lu des. L'acte additionnel prévoit un minimum de 30% de femmes
am na loo xamante ne des na mu dib liggéey rawatina nag ci biir parlement bi ndaxte dëkk yu bëri ba nii sàmmoowuñu ak li nga xamante ni mooy député yi ñuy envoyé jëm ci wàllum parité loolee nag ab loi la boo xamante ne nii nag njiitu réew yëpp ñoom ñoo ko signé waaye gis nañ ne dëkk yu bëri sàmmuñu loolu. Accepté de signer les chefs d'État mais malheureusement la plupart des États ne respectent pas cette disposition. ci lu jëm ci wàllum ndaje chef d'État yi Moustapha Cissé Lo ne. Le Parlement doit défendre son dossier partout au Conseil des ministres. à la conférence des chefs d'État yi parlement bi dafa war di dem président bi di fa dem waaye ni loolee dañu koy xañ te ñun dañoo am baat ndaxte dañoo fal nommé wu ñu par décret loolu nag lu fi war a jóg la ndax parlement bi dafa war di teew fu ne. La CEDEAO représenté par quelqu'un qui est nommé par décret ou je ne sais pas quoi nous sommes élus nous ne sommes pas nommés par décret. mu di mandat bu ànd ak ndam président Cissé Lo xamle yokkuteg budget bi ñu nar a liggéey ci atum 2020. Le dernier budget que j'ai présenté pour 2020. budget bi nga xamante ni moom la ñu war a liggéey ci atum 2020 mën nañoo xayma ak yokkute goo xamante ne nii buñ ko xaymaa lu toll ci ñeenti milliards ci suñuy koppar tegu na ci bu ñu ko méngaleek li ñu fi fekkoon weesu nañ ko di dem. CFA d'évolution. ci teewaayu président de la République bu Gambie. Son Excellence Adama Barrow moom moomee wane mbégteem ginnaaw ba muy xamle ni fas yéene naa nekk ambassadeuru parlement bi ci wetu njiitu réew yi ngir intégration sous-régionale bu sax dàkk. Goro Dak Lo ITV dalloo ñaari film yu bees benn ba di jigéen ba ca des di dérapage bokk dal ca nag wala la ca gën a fës ci ñaari film yooyu jaar-jaaru pa jigéen taxawaay jigéen ci société waaye ñi cee gën a ndee leeral mooy Abdou Lahat Wane ak Fatima Cissé jaar-jaar yooyu ñu andi ceeg Cheikh Diop. gannaaw ba ñu amee ndam ci série bu am solo boobu di Tundu Wundu bi nga xamante ne moo gañe woon sax meilleure série FESPACO ci atum 2017. Abdou Lahat Wane ñëwaat na ci série bu bees ñu koy wax dérapage loolee doon film boo xamante ne Sénégal lañ ko defee te mu jàpp ne ñëpp a ngi koy xaar. dérapage série la boo xam ne ñoo ngi ko tàmbalee liggéey ça fait peut-être 2 ans wala 2 ans et demi donc lu muy wax mooy histoire jigéen ñi fu ñu toll ni Sénégal surtout jigéen ñoo xam ne dañoo indépendante c'est-à-dire am seen liggéey am seen propre moyen des fois ñu am jafe-jafe pour seen sëy dëgër ñu am jafe-jafe pour tasek nit ku leen nopp réellement donc histoire bi loolu la abi boo xam ne dafay gérer benn site internet bu siiw si dëkk bi am influence et tout toog na ba 35 ans 32 ans amul jëkkër malheureusement mu tasek benn Bachir Diop boo xam ne du ma wax ne sax woyu la waaye moom it dafa nekk ci ay diggante te moom day wéeru ci jigéen ñi pour jéem a régler ay problème am. soo xoolee nuñ ko defaree nuñ jëlee suñu temps ñun am nañ yaakaar ne que nit ñi dinañ si retrouver wu dina nekk une série qui va être là pendant longtemps incha allah. def nañ ci luñ ci war a def pour mu neex sénégalais yi. Fatima Cissé bi nga xamante ne mooy réalisatrice su film boobu li mu jàpp mooy film bi day wane rek njàmbaarteg jigéen ñi. man si li ma doon entouré jigéen ñi ma doon gis ay. dañ doon góorgóorlu te bëggatu moo sax wax terme góorgóorlu mais jigéen lu dëggantaan brave ah di jóg di daw di daanu di def tout pour génn si xaaruñu góor si lenn xaaruñu dara ñu ngi góorgóorlu di defal seen bopp donc jigéen lu donc voilà loolu moo ma poussé ma bind jigéen. wax aussi si problématique yi touché jigéen yi ah que ce soit si sa biir sëy dans la vie sociale si diggante ak ñeneen ñi si fi ngay liggéeyee si lépp daal. ay kanam yu yees lañu fas yéene gis ci film boobu Abdou Lahat Wane moom mi ngi si am yaakaar te jàpp na ne askan wi yëpp dinañ ko def seen yëfi bopp donte ne concurrence bi am na fi. série bi buñ koy def on a pris notre temps pour jël ba am ay acteurs yoo xam ne mun neen interpréter rôle yi parce que rôle yi aussi dañ ci liggéey lu yàgg donc il fallait que ñu xaar ba am ko. man nag samay série d'habitude su ma koy def damay jël ossature bi damay jël de nouvelles têtes parce que nouvelle tête soo xoolee mooy gën a mun a indi lu frais surtout que thème bu bees la wala style bu bees la donc d'habitude da ngay indi wu frais waaye nag teewul ci biir
rax nañ ci ñoo xam ne ay guest star yoo xam ne vraiment dañoo ñëw jàppale ñu pour que produit bi yegg yenn niveau yi. jigéen doon film bu mu jàppee seetu buy wane li gën ci jigéenu Sénégal. jigéen ñi am nañ envie waxtaan ci problème yi ñuy nekk wala ci seen vie en général mu naturel ba bëgg a dee. je pense à ñetti jigéen yoo xam ne bokkuñu personnalité kii nii la mel kii nii la mel Khadija elle est mariée am doom Fatou Kewe célibataire la Alima divorcée la donc c'était aussi pour montrer facette jigéen bu nekk daal et c'est vraiment des femmes yoo xam ne ni du ay jigéen yoo xam ne dañuy xiiroo di jalousante di defante ay coups bas ñoom dañuy jàppalante Khadija su amee problème xam na ni Fatou Kewe ak Alima ñu ngi fi Fatou Kewe su amee problème xam na ni ñii ñu ngi fi donc c'est vraiment ça la solidarité féminine. jigéen ak dérapage doon na ñaari série yu ITV fas yéene dégtal ay téléspectateurs am yi nekk fii ak fu ne. jaajëfal bu baax Cheikh Diop mbokki xibaaru bëccëg gi fii lay daal di yem ñaanal leen kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.